Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd beeg rajo Futurs Médias ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi doore xibaaru digg bëccëg geek lu soxal ki nga xamante ne ji dañu koy tuumal ne ak càcc jëm ci wata bopp mbër mi di Eumeu Sène moo ko moom ba loolee xewee am ci ay nit yu dal ci kawam duma ko ba mu jaare ca faatu ñu ciy tudd ay jegeñaale yi Eumeu Sène ca ñooñee ñu ciy tudd am na ca ñaar ñoo xamante ne ji kon gendarmerie teg na leen loxo ba ñu mandat dépôt leen ñoom ñaar ñooñee daal ñu gis nañu ne wala boog li ñu leen di tuumaal mooy la faat gone gi génnul ci ñoom ba tax na ay mbokkam moom xale boobee kon ñu duma ba mu jaare ca faatu ñoo taxawaayu partie civile ngir bëgg yëf yi leer ñaand ceeg Alaaji Njóogu Jën. njabootu ndaw bi di Ibrahima Touré tey la gën a dogu ci wéyal xeex bi ngir lépp leer ci faatuk seen doom jooju ñoom ñu gëm ne lu bëri dese naa leer ci dossier boobu donte sax ñaar ci jegeñaale Eumeu Sène daal di leen yóbbu kaso ci semaine bi ñu weesu di leen toppee faat ba kenn ci xibaar njaboot gi xamul ba léegi lan moo waral ba ki nga xamante ne mooy njiitu écurie Taïchinga dara fekk ko ci mbir mi te ñoom li ñu xamle moo di ne moom moomu Eumeu Sène teewoon na ci mbir yi di xew ca këram muy bi ñuy dóor Ibrahima Touré ba mu jaar fa ñàkk bakkanam ndaxte dañ wax ne dafa doon bëgg a sàcc woto foofale ca kër ga njabootu ndaw boobu jël nañu ab avocat di maître Assane Dioma Ndiaye te tamit porté nañ plainte ngir nekk partie civile ci mbir mi ñoom nag xol bu jeex lañu àndal teewul nag yaakaar na ne yoon dina dem ba jeex lépp lu war ci mbir mi ñu def ko képp ku ci tax yoon def li war ci moom ndaw bii di Ibrahima Touré mi ngi faatu woon ca brigade gendarmerie bu zone franche industrielle ca Mbao nga xam te ne gendarmerie ñoo ko jëloon daal di koy yóbbu gannaaw dóor yu métti yoo xam te ne jote nañ ko dóor ca kër Eumeu Sène autopsie bi wane ay gaañu ak gom yu méttee métti yoo xam te ne mi ngi ko jëlee ciy dóor yuñ ko dóor. lu aju ci coowal suufas Ndingler li ministre de l'intérieur di Aly Ngouille Ndiaye joxante loxo ak Abdou Karim Fofana jëwriñ gi ñu dénk wàllu urbanisme ngir seet nu ñu ko lijjante amee woon nañ taxawaay bu ni mel ci coowal déguerpissement jaaykat yi kantin kon yi ca Sandaga noonu it la ñu ko seetloo ci lu aju ci coowal Ndingler lekk ji ñaax li dox seen digg ak société bii di Sedima Georges Diéti Diop ciy leeral. Sandaga Ndingler ñaari yoon yi toppalante ministre de l'intérieur dugal loxoom ci dossier yi nga xamante ne ministre de l'urbanisme moo ko doon saytu loole nag jarul coow ci gis-gisu taskatu xibaar bi di Assane Sam amul benn yoon dossier bi ñu jëlee ci loxo kii jox ko kële. amul décisissement du loo xam dañ koy jël ci loxo kii di ko jox kële non du question dañ koy jëlee si kii di ko jox si kële déedéet ñoom ñëpp dañuy indi seeni action ku nekk jàppale ku nekk jàpp ci bu ko defee xëy na affaire yi dina gën a mën a gaaw ci ay solution yu ñu war a mën a trouver diggante population yi. parce que bu ñu bàyyee noonu rek après ëllëg si biir mën na indi ay problème ci ñaari mbir yi nag nemeeku nañ ci jafe-jafe ci wàllu kaaraange maanaam menace de trouble à l'ordre public loolee tax Maurice Soudieck Dione di jàngalekat ak gëstukat ci science politique ne ministre de l'intérieur war naa dugal loxoom ci mbir yooyu. dafa fekk ne mbir yi nga xam ne moo xew dafay laal compétence su ministre de l'intérieur parce que ñaari cas yi kaawu sécurité publique la maanaam dafay laal ci mbirum kaaraange réew mi. te mbirum kaaraange réew mi ministre de l'intérieur daf ci am cër bu mag kon mënuñu di waxtaane wala ñu dogal ci wàllu kaaraange te ministère de l'intérieur du ci soobu kon bu fekkente ni da soobu ci mbir mi ànd ci ak naataangoom bii di ministre de l'urbanisme day tax dogal yi ñu jël dañ koy gën a mën a doxal te yaakaar naa ni loolu lu baax la lu efficace la ci kaw ñu teg ko ci waxtaan ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo sekk mbir mi. loolee itam moo di gis-gisu Assane Sam mu sukkandiku ci kaaraange gi ñu war a ottu. dañuy jàpp rek ni ministère de l'intérieur di ministère bu am solo boo xam ni li tax mu am solo mooy lépp lu jëm ci dooley état moom moo koy yor ñaare bu dul forces armées nga xam ni menace extérieure la moom lay gérer à l'intérieur lépp loo xamante ni mën naa nekk menace maanaam ay problème am ci ay diggante ay communauté ak ay nit foofu ministère de l'intérieur à la kulli haal il faut mu intervenir donc ministère de l'intérieur dafay ñëw jàppale ministère de l'habitat ci action yi ñu jàppale ko ñu xool nan la ñuy def bu amortir les chocs ba nga xamante ni conflit du am xeex du am coow du am xuloo du am donc loolu mooy lu tax ministère de l'intérieur à chaque fois di intervenir mais dafay ñëw rek pour jàppale le ministère de l'habitat ñëwul pour jël dossier bi ci lu xam. ci ñaari dossiers yooyu yëpp nag sunu interlocuteur ne mbirum complémentarité la ci diggante ministère ya maanaam ku ne am nga li nga mënal keneen ka waaye ab jafe-jafe ñu nemeeku ko moo di coordination action gouvernement bi nga xamante ne premier ministre lañ ko doon dénk ngir bañ
coow am ci yenn mbir yi. démb ci minuit ci la ñu jël dogalub ubbi frontière aérien yi mu di jaww ji nga xam ne dañ koo tëjoon ngir roppalaan di mën di jóge ci réewum Sénégal di dem ci yeneen réew ba di jóge bitim réew di teer fii si réew mi la taxoon ñu jël dogal boobe moo di xeex jàngoro coronavirus geeg lu koy lawal loole li ñu ci seetlu moo di dogal ba kon dindi nañu ko mu mel ne tey jii fële ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass Abdourahmane Diallo xëyoon nga fa laaj bi di ndax roppalaan ya dellu nañu ca seen i yëngu-yëngu ndax ànd nañu ak ay matuwaay mu di ay mesures sanitaires ngir moytu lawal jàngoro ji luñ fa mën jàpp. Mohamed liñ fa mën a jàpp mooy roppalaan yi commencé nañu naaw am na yenn roppalaan yi nga xam ne tamit commencé nañu ñëw. Jumtuwaay yi nga xam ne dafa jëm ci wàllum kaaraange tamit jël nañ ko foofu li ni mel a tax direction de la santé ak direction transport aérien ñoom ñëpp daal di ñëw def visite ngir wone caméra yi nga xam ni thermique yu fa nekk waaye tamit dispositif gel yi nga xam ne moom lañ fa teg ak thermoflash yi nga xam ne boo wàccee rek dinañ la ko defaral ak dispositif bi nga xam ne tey jii nii bu ñu jàppoon bi sa yaram dafa tàng nan la ñu war a mën a def ba rawale la génne la defar la ay test yooyu yëpp daal nañ koy won ci loolu tamit ñu xamle ni bépp nit bi nga xam ne di nga jógee ci beneen réew nga daal di ñëw Sénégal am na benn document bi nga xam ne da nga koy yor document bi mooy wane ni test bi nga xam ne def nga ko 7 jours avant sa voyage buy wane ni dara dalu la te tamit bu amee tamit yenn réew yi nga xam ne dañuy laajte li ni mel mooy yow boo waree jógee Sénégal pour dem foofu da ngay jaar ci ay centre yi nga xam ni fa la ñu defee ay test yow tamit nga daal di yóbbaale document yooyu buy tax nga mën a voyager donc ay matuwaay la nga xam ne dañ ko jël ngir ñu mën a xool nan la ñu war a mën a def ngir xeex feebar bi waaye tamit képp ki nga xam ne indaale na feebar bi balaa ngay yegg sa kër ñu gàttandu la ci aéroport bi yóbbu la fi nga xam ne moom mooy ci bërëbu fajukaay. Mangook Abdourahmane Diallo jaajëf ci yooyu la leeral daañu àndaat ak yow ci yeneen jotaayu xibaar ngir leeral yu gën di yaatu jëm ci aéroport boobu nga xam ne tijji nañu ko li ko tijji mooy frontière aérien yi Sénégal tijji bëccëgu tey gi fukki fan ak juróom ci weeru sulet gannaaw diir boo xam ne tëjoon nañu ko li ko sababoon mooy moytu lu lawal jàngoro ji tijji nañu frontière yi tey jile waaye aéroport yi ñu nemee ko fa yëngu yi waaye ak lu mu ci mën di doon protocole sanitaire bi nga xam ne teg nañu ko ngir galanal coronavirus bi yoon yi ba du law ci mim réew jaaree ko ci cas importé ñanga ca képp ko xam ne bawoo nga bitim réew jëm si fii ci Sénégal faw da ngay wàccoo ak li waa ministère du tourisme ak transport aérien santaane mu di yore këyit wuy wane ne corona woo ñu naan ko certificat de test négatif à la Covid-19 leerali Yawa Mbay ki jël avion jóge ci yenn dëkk yi balaa muy teg tànkam Sénégal faaw kon mu sàmmonteeg yenn digle yoo xamante ne ministère du tourisme et des transports aériens moo ko teg ngir képp koo xamante ne passager nga sàmmonteeg moom bu ñu koy xool bokk na ci li ñu tuddee certificat de test Covid-19 négatif maanaam aw këyit woo xamante ne dañ la ciy bindal ne daf nga test saytu nañ sa yaram ba gis ne amoo doomu jàngoroy coronavirus këyit woowu nga xamante ne nag original la war a doon tukkikat bi da koy présenté ñi nga xamante ne ñoo yor wàllum wér-gi-yaram ci aéroport su boobaa ñoom ñu xool saytu ba xam lu yées juróom-ñaari fan la certificat bi am ndax loolee da leen di may ñu nattu wér-gi-yaramu ki nga xamante ne mooy tukkikat bi ci diir bi nga xamante ne mi ngi waajal voyage bi ba fi mu egsee Sénégal waaye boobee tukkikat nag bu nekkee dafa jógee ci am réew moo xamante ne test boobu amu fa wala leneen lu war a tax mënuñu ko jox boobee certificat bu ñëwee aéroport dañu koy jox aw këyit woo xamante ne dafay wax ci aqulaay taalaam teg ko ci ngorom ne moom amul benn màndarga bu fës ci yaramam buy méngoo ak coronavirus wala sax mu jëflanteek ak ku am jàngoro coronavirus ca réew ma mu jóge naam sax bu dee tukkikat bi daf na boobee déclaration ñi nekk ci aéroport yor wàllum wér-gi-yaram mën nañoo xool ñoom itam saytu ba seen bët may leen bu ñu gisee ne kii am na màndarga yoo xamante ne am nañ ci xel ñaar dañu koy defal fa saasa ab test wala ay prélèvement ngir xam wér-gi-yaramam dëgg-dëgg lu mu wane bu nekkee nag passager bi fësal na ay màndarga yu wér na kii am na coronavirus wala ñu testé ko mu wér na kii doomu jàngoro ji mi ngi ci biir yaramam ña yor wér-gi-yaram ci aéroport ba dañu koy jël toppatool ko seen bopp ba noppi ñu am kayit woo xamante ne dañuy xam fu ñu dëkk fu ñu jaar
ak fu ñu jógee. ay leeral bàyyeekoo ci soxna Awa Mbaye doon jëm ci lii di protocole sanitaire bi nga xam ne teg nañu ko ci aéroport ginnaaw ba ñu ubbee lii di frontière aérien yi ñëw ci xibaar yi ñeel tey jile lii di coronavirus bi ak tolluwaay gi nemmeeku nañu juróom-ñetti téeméeri test ak ñeent yoo xam ne def nañu ko ñaari téeméeri nit kon ak ñaar fukk juróom-benn yu amee coronavirus bi luñ ca nemmeeku moo di cas importé yi dellu si na am nañu ñaar tey ji ci aéroport Blaise Diagne fa la ñu jaare am na it yeneen ñetti nit yu ñàkk seen bakkan ci coronavirus bi lim bi toll léegi ci téeméeri doomi aadama ak juróom fukk ak ñett yu faatu ndax corona bi leeral yi docteur El Hadji Mamadou Ndiaye mooy directeur de la prévention. ci juróom-ñetti téeméer ak ñeenti test yi ñuy def téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn ñoo ci positif ci ñooñu am nañ ci juróom-ñeent fukk cas contact mooy ñi nga xam ne dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji mu am ñaari cas yu jóge bitim réew te ñu ngi duggee aéroport international Blaise Diagne bu Diass mu am fanweer ak ñeent cas communautaire ci fanweer yi ak ñeent cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji te xamuñu fiñ ko jëlee Ziguinchor am na juróom-benn Popenguine am na ñett Cambérène am na ñaar Tivaouane ci Kër Mallé am na ñaar Mbao am na ñaar Parcelles Assainies ñaar Pikine ñaar Pout ñaar Touba ñaar Derklé benn Jëppal benn Guédiawaye benn Xombol benn Liberté 3 benn Liberté 6 benn Mariste benn Ouest Foire benn Passy benn Rufisque benn Saint-Louis benn ñaar fukk ak juróom ñi entré woon hôpital am nañu tan ba dinañu wér ci bés dinañu maanaam am nañu tan wér nañu maanaam te dinañ génn bés tey bu ci yàlla àndee fanweer ak juróom-ñaar ñu ngi ci service réanimation ñett ñàkk seen bakkan ni ki démb talaata fukki fan ak ñeent ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi des ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk bi mbas mi duggee ci Sénégal jot nañu wàññi juróom-ñetti junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti cas ci ñooñu nag juróomi junni ak juróom-benn téeméer ak juróom wér nañ si téeméer ak juróom fukk ak ñett ñàkk nañ seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak fukk ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal ñi nga xam ne dañoo ñàkk mbokk yi nga xam ne am nañu ñu wàññeeku ci seeni malade yi nekkoon hôpital di ñaanal ñi des yàlla fëgg seen bopp ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di ñaaxaat encore ngeen gën a sàmmonte ak digle yi ñu joxe woon. ci jamono joo ci diwaanu Kaolack am na juróom-benneelu doomu aadama bu ñàkk bakkanam ndax coronavirus bi maanaam 6e décès am na fa tey jii ci suba la mu di benn waay bopp ma nga ñu tëye woon ca centre de traitement bu nekk kon ci hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack ci jamono ji ñuy waxee diwaanu Kaolack lu toll ci juróom-ñaar fukki cas ak juróom-ñeent maanaam 79 cas. ñoo fa feeñagum fanweer ak ñett ya faj nañu leen ba ñu wér am na juróom-benn yu fa faatu ñeent fukki doomi aadama ñoo nekk ca loxoy docteur di faju jamono jile député maire bu Richard Toll moom i test yi ñu defoon ci moom di seet ndax dafa amee corona bi am déet test yi ba ñu ñëwee li ñu wane mooy dafa am corona Ahmadou Maam Diop moo ko xamle ci page Facebook am mu xamle it ne daal taxawu nañu ko ma nga ñuy traité ca centre de traitement bi ñu jagleel ñi amee coronavirus ci boobile ca boobile diwaan des na ci dikkat ci yeneen i xibaar des ba léegi ci jàngoro jeeg matuwaay yi ñu jël ak li mu jur ne rëq-rëq ki gàllankoor ci wàllu liggéey bi seetlu nañu ne bu dee am na ca marché HLM moom daanaka ma ngay daj ndànk-ndànk ndax liggéeya foofee gaa ñaa nga ca rawatina jigéen ñi nga xamante ne ji dañuy yëngu ci lu taaral jigéen mu di esthétique ak yu ni mel luñ ca seetlu moo di matuwaay yi ñu santaane di geste barrière ngir ñu mën a moytu jàngoro ji farataaluñu ko noone reportage Salimataw. marché HLM xumbute ga mu daan def tàmbali waat donte ni jàngoro ji mi ngi fi ba léegi koñ bi nag lépp luy poosé fi lañ koy defee. pour trèfle pour ongul et puis le camion pour donnant. coronavirus bi taxoon na ba activité yu ni mel yëpp a taxawoon Issa ni mënuñu ci dara seen liggéey la te foog ñu def ko ngir mën a dund. waaw mais xam nga corona bi xam nga nit ñi dañuy jëfe ndigal daal
moo taxoon ñëpp arrêté daal. waaw parce que comme instant bi bàyyi nañ frontières yi bàyyi dem dikk bi moo war a lépp tàmbaliwaat mais comme ça rek xam nga takk masque xam nga raxas loxo yi avant nga tàmbale soo paree di nga raxasal loxo yi xam nga. ñu ci bëri ci ñoom gëmuñu ni jàngoro bi am na Abdou mi di liggéey di ñaax xaritam yi ngir ñu xam ni feebar bi mi ngi fii Sénégal. parce que ñun dañuy laal gel chaque instant parce que dañ ne xam nga ñu bëri gëmuñu corona bi parce que dañ ne day mat du mat bu jox sa loxo comprendre parce que certains clients dañ fi ñëw sax naan seen i parents wala seen i professeurs bon corona moo leen rey gis naa ko fi quoi man samay clients ñëw nañ fi wax loolu bu sa fait daf ma gën a motiver pour ma gën a jël def pré attention quoi si liggéey bi moo dafa fekk damay takk masque dama yor gel et puis xam nga su ma paree damay raxas loxo yi man seetaan. ni ñu yëkkatee yenn ci ay mesures mën naa expliquer ni nga xamante ni moom la marché bi bëree nit ndax ñu si bëri nee nañ ñi nekkoon ci village yi ñëw nañu fi mu toll nii nag nee nañ li ñuy xalaat rek mooy lanu pertoon ci ñetti weer yi ñu romb ñu def seen kem kattan ba dugalaat ko ci seeni poos ndax nekkoon nañ ci ay jafe-jafe. étudiant assistant infirmier yeeg sage-femme yi nga xam ne dañoo jàlloon ci certification 2019 tey jii xëy nañu ab janook taskatu xabaar yi lañu ca doon joytu di ko ca yëglu moo di bëgg nañu ñu amal examen pratique gën koo yàgg laata ñu yegg ci bésub fanweeri fan ci yoru sulet ngir ñu mën a matal seen formation mu di tàggatoo gañu nekke ñaawlu nañu it yeexte gi nga xam ne nimiku nañu ko ci programmation bi gannaaw ba résultat théorie gi génne weeru mars ba léegi la conférence de presse baag la ca tukkee ASB Amadou Sabar Ba. juróom-ñaari weer daanaka léegi mu mat juróom-ñett ñi nga xam ne ñooy assistant infirmier sage femme boobee ba tey mënuñoo def li nga xam ne mooy seeni examen pratique mu waral ñu mer ba futt tey xam ne dañoo bëgg rek yooyu li examen ñu def ko balaa weerum juillet bii di jeex Mamadou Selou Diallo membre collectif promotion 2019. tey ji li ñu bëgg mooy ñu organiser ñu yooyu examen pratique yoo xamante ni yéexaay waroon nañ ko def bu yàgg avant corona bi ñëw donc yëpp defuñu ko première partie bi épreuve écrite bi il a fallu ñu toog ñetti weer yooyu noonu defuñu dara résultat yi door a génn donc du teguwaat si encore ñetti weer encore mu nekk 6 à 7 mois bu may wax ak yow nii épreuve yooyu defuñu ko léegi bëgg nañu avant juillet gi dee weer bii dee juillet bi ñu organiser ñu épreuve pratique yi et aussi suñu camarades yi nga xam ne dañoo war a defaat deuxième session bi gars yi organiser leen deuxième session bi avant mi-août ak suñu rakk yoo xamante dañoo war a def examen gars yi xoolaat seen calendrier. bu fekkee ne examen yu pratique yooyu mënee suñ koo def yi leen ndongo di xam ne am nañ yeneen di pexe yoo xam ne ñi ngi koy digal jëwriñ bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram bi. jot nañ def ay stage ci lu jaar yoon donc notes yooyu noonu ñu ngi leen di ñaan su fekkee pratique yi mënul nekk nañu jëlal notes yooyu noonu ñu déclaré ñu admis d'office ñun première session bi comme deuxième session bi. ci li nga xam ne nag moo soxal seenu ëllëgu xeex bi ndongoy di xam ne loolee mi ngi aaju ci réaction ki nga xam ne mooy jëwriñ bi ñu dénk wàllum santé ak action sociale teg ci di xam ne noppi nañ ngir gënal taral xeex bi bu fekkee ne amuñu saafara ci seen mbir mi. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. cadre national coopération et concertation ruraux du CNCR ñaawlu nañu rafetlu wuñu kàddu yi nga xam ne ministre agriculture yëkkati na ko mu yëkkatee ko ca info soir ca télévision Futur Média ne Moussa Baldé ca wax ja moom ministre bi nee na porte-parole CNCR bi muy wax dafa wax ci coobare yi boppam ci lool mi ngi ko jaarale ci ay média bi di ñaawlu jiw yi nga xam ne jox nañ ko baykat yi te lenn ca doon lool du lu baax loolee nag ministre bi wax ñoom la ñuy ñaawlu Sidi Ba indi ci ay leeral ñu ànd ceek Kumba Sanjaan Fay bañ ko xamalee ni CNCR la mu gis mooy jiw ren bi qualité gi baaxut moom jëwriñ gi dénk wàllu mbay mi professeur Moussa Baldé li lay doon tontom mu doonoon invité au soir d'info ci TFM 13 juillet bi wees. c'est pas parce que kenn jóg na rek wax ni jiw yi baaxul ñu jàpp ni kon jiw yi baaxul man dégg naa porte-parole CNCR wax waaye yaakaaruma ni CNCR moom moo wax waxtaan naa ak ñenn ñu bokk CNCR waaye jàpp naa ni moom boppam la waxal waaye ñun lépp lu ñu def dañ ko jaarale ci wàllum xam-xam. il est scientifique. CNCR ci wàllam mel ni kuy weddi yooyu lépp tuuma ñu tekk ci ndodd pour ki yor kàddoom di xamle ne la mu wax waxu boppam la kuréel gi ngi xamle ne mu ngi yeesal kóoluteem ci Sidi Ba lu mu wax ñoo ko waxloo El Hadji Thierno Cissé mooy coordonnateur ba. te di fësal également ne que lépp loo xam ne porte-parole boobu muy Sidi Ba yëkkati na ko ci kàddu. ca nam koy waxee ak lay ca biir wax ba lépp ay wax la yoo xam ne moom mooy fésal position conseil d'administration bu CNCR te loolu it mu ngi sukkandikoo ci ay
xibaar yoo xam ne ñu ngi ko taataanee ci membre CNCR yi nekk ci gox-goxaan yi nekk ci biir réew mi yépp. CNCR naka jekk bu campagne agricole jotee dinañ ko dégg ci doxalin yu bari yoo xam ne mooy tax mu mën a topp nawet bi nu muy doxee. ci geneen wàll gi CNCR mu ngi xam ne am na ay matuwaay ñeel xarala yu yees yi yu ñu tegandi ngir xam lépp lu mën a xew ci googu lépp ëttu mbay ñu yittewoo. bés ni tey lu aju ci moomile mbir ñu xamal ko bés ni tey def na kon at ca ba Ousmane Tanor Dieng génne àdduna ci fàttali fukki fan ak juróom ci weeru sulet 2019 la woon tey jii fële ca mosquée omarienne xëy nañu fa amal ay ñaan jagleel ko moom dem si yàlla Ousmane Tanor Dieng wàcceel ko fa kaamil ñaanal ko mu doonoon ci teewaayu Cheikh Tidiane Diagne. donte salle bi feesul waaye ay xarit ak itam ay frères de parti yu Ousmane Tanor Dieng daal nañ ñëw ngir daal di ko sargal ñaanal ko ci bés bi nga xamante ni at ngi nii mu daal di dëddu àdduna ñaan yi nga xamante ni ñu ngi koy amal fii nii ci mosquée omarienne la ko waral Abdoulaye Wilane mu ngi ciy yëkkati ay kàddu moom mi nga xamante ni mooy yore bu mu jokkoo bi ci biir parti socialiste. fii ñu nekk nii gëm nañu ne wàllu yàlla bu yàlla nangul jaamu yàlla am Thierno Seydou Nourou nga xam ni këram ak kër Ousmane Tanor Dieng dañu taxalantoo daan na ñaanal Ousmane Tanor Dieng guddeeg bëccëg daan na ko tegtal daan na ko barkeem feeñ na ci moom ba loolu tax na ba bi Ousmane Tanor Dieng génnee xoolal teraanga ji ko yàlla defal ak sutura si ko yàlla defal ñëpp maase di ko sargal di ko ormal ba Ousmane Tanor Dieng moomu ñun bi ñu koy defal hommage en février xamuñoo ne tey mbas mii di Covid-19 dina tere nit ñi ñu mën a wàccoo ak saafonte ak jaxasoo bi yi ñu bëgg ak ni ñu daan doxalee léegi nag li xew mooy wéet ñaanal ko. donte jóge na fii ba faw moom Ousmane Tanor Dieng ba tey ma ngay wéy di inspiré ay anciens camarades de parti am ba tax nañu nee nañu lépp li nga xamante ni wane na ko ca ba muy jiite PS ñoom danañ ko wéyal. Abdoulaye Wilane. te léegi Ousmane Tanor Dieng dama wax ne la ku xool ni ko Sénégalais yi ormalé ni ko classe politique bi ormalé sargal ko ci bi mu génn àdduna nga xam ne Ousmane Tanor Dieng dafa weesu woon frontière u parti socialiste noonu la weesoo woon frontière u Nguéniène weesoo ko frontière u Sénégal ba nekk un homme de dimension internationale nekkoon président comité éthique ci kaw loolu ñun dañu ne bu ñu defee ñaan gi ba pare parce que ñaan rek moo am solo dañuy continuer wéyal waxtaane moom mi nga xam ne mooy sosoon ak ñun journée du souvenir en perspective de la journée du souvenir dañuy wéyal waxtaan parce que ubbi nañ foire aux idées pour xool lan lañ mën a def pour màggal Ousmane Tanor Dieng pour que turam du raaf. tey jii nag di at gannaaw Ousmane Tanor Dieng dëddoo àdduna ña ngay amal ay ñaan ci réew mi ngir yàlla yërëm ko jéggal ko itam ay bàkkaaram moom Ousmane Tanor Dieng ñi nga xamante ni ñoom la doon àndal ci biir parti socialiste la ñu bëgg jamono bi mooy ñu bañ ko fàtte ba tax na ña ngay xalaat ngir taxawal ay jumtukaay yi nga xamante ni danañ ko tuddee. wutali diwaanu Morolan ma nga ci département bu Tivaouane seetlu gi moo di nawet bu nekk dañu fay ni mi koy jàppante ci diggante baykat yi ak sàmm ya fa loolee waral kilifa yooyu boobile diwaan jug ngir taxawu leen ba benn jàppante bañ a am jàppale leen nag ci xontug jur gi waaye jiw woo xamante ne jikoon dana mën a tax muy baykat di sàmmkat ku ci nekk mën a dem ca tool ya muy doon ci taxawaayu organisation paysanne yi ya foofee li ñuy bañ rek mooy fitna am fa Cheikh Anta Diop. ñi ngi fii ci Morolan daanaka ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu mbay ak càmm de am nañu ay jafe-jafe waaye ñu gis ne nawetab ren bii de mairie bi ak ay partenaires yuppi ab programme boo xamante ne dañ leen a fas yéene jàppale jox leen ay jiwu yu mel ni kànja ñii di sàmmkat yi ñu jox leen ay jiwu yoo xamante ne bu ñu ko bayee seeni jur gi ci noor ak nawet yépp daañu am lu ñuy jëfandikoo. François Marie Alassane Samb jiite ay kuréelu baykat fii ci Morolan. dafa doon am ay opposition yu bëri entre agriculteur ak éleveur donc ci loolu éleveurs yi dañuy naan ni ñoom dañu ñàkk fourrage ci loolu la commune bi xalaat ak pexeem wutal leen semence fourragère pour ñoom ñu expérimenter ko ci zone bi. Yves Lamine Ciss di maire Morolan. surtout jox leen jiwu ñebe waaye ñebe boo xam ni day bari ngooñ fexe aussi ba éleveur bi mu bañ a rek nekk fii di dugg ci àll bi ak nangam ni mais léeg-léeg mu am ngooñ boo xam ne daf koy denc ci biir këram beneen bi maanaam mooy kànj bi moom la jigéen ñi di bay ñu ñaan yàlla tamit nawet bi commencé nii vraiment mu tàmbali ci jàmm jeex ci jàmm économiquement dañoo bëgg Morolan sukkaliku. Biram Sow mi nga xamante ne moom moo jiite sàmmkat yi nekk fii ci Morolan ne nag lii lu baax la te dina jàppale baykat yi ak sàmmkat yi ba jafe-jafe yi daan am dootuñu ko am. tawee su sewetee ñetti weer yi rek la jur gi di am dund si ñuy am ñax su demee juróom-ñeenti weer yëpp dara du am léegi ne moom dañu cay jàppale duñu sàmm yi. ñu gis na ci commune Morolan mbay meeg càmm gi am na fi doole lool ba tax na ay hectares la ñu jël jébbal ko baykat yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu càmm fii ci Morolan. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop.
RFM bitim réew. dellu dalalaat Youssouf Bodian Youssouf maa ngi leen nuyuwaat. di la fay Mohamed. doore ko Guinée Bissau ak la fa xew PAIGC ñoom bëgguñu médiation bu CEDEAO bi. Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert ñoom boobu léegi ñoo nekkoon ci nguur gi ba ñàkk ko ba kii di Umaru Sissoco Embaló mi fa bokkoon génn ber boppam ko daal di taxawal parti am boobu léegi kon am na crise boo xamante ne am na fa ndax ñoom dañuy contester li di falu kii di Umaru Sissoco Embaló waaye nee nañu bëgguñu CEDEAO di ci dox tànku jàmm loolu la ñu xamle jëmale ko ci ki nga xamante ni moo fa teewal li di ONU ca Bissau ñu fekk fa sunu ndaw di Noir Mankali. ñetti structure yu parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert PAIGC ñooñu dañoo def ñaan bi ci conférence de presse xamante ni moom la ñu def ci bés bi ci siège principal bu formation politique boobu Oudemou Jacques Konkwaza ñooñu dañoo accusé président de la République Oumar Sissoco Embaló ne kooku mooy responsable di transformer Guinée-Bissau ci république boo xamante ni amul loi waaye tamit ñooñu dañoo accusé tamit CEDEAO ne ñoo nekk principal promoteur bu processus politique bu nekk fii ci Guinée-Bissau ci discours am responsable bu affaire politique stratégique ak porte-parole bu Jacques Ousmane Camara dafa ñaan ñu delluwaat ordre constitutionnel fi ci Guinée-Bissau ndax PAIGC mun a jiitu gouvernement bu fukka législature ndax moo gagné woon élection législative yu fukk fan ci weer mars ci atum 2019 Camara moom dafa ñaan tamit président de la République Oumar Sissoco Embaló ndax kooku mun a respecter constitution de la République bu Guinée-Bissau te mu delloo gouvernance bu 10e législature ci PAIGC Ousmane Camara fa averti acteur politique yu Guinée-Bissau ne ñooñu war ñu des ginnaaw yeneen réew mi ngir loolu dafa ñaan ñu respecter recommandation yoo xamante ni moom la Conseil de sécurité yu Nations Unies jox pour ñu mun a fal premier ministre bu bees waaye tamit ñu former gouvernement bu bees fu ñu war a basé ci constitution de la république waaye tamit ak résultat yu élection législative yu fukk fan ci weer mars ci atum 2019 xamante ni PAIGC remporté woon Noir Mankali Bissau RFM. ñu dem réewum Bénin média en ligne mu di site internet yi la ñu suspendre. loolu nag ki jël dogal boobule di autorité de l'audiovisuel et de la communication nee na kon li mu bëgg mu dàq mooy ku jóg rek daal di créer sa site di wax lu la neex ñoom kon moo tax ñu aj site yi yëpp ñu sàkku ci ñëpp kon ñu daal di déposer seen dossier ñu càmbar ba xam ban taxawaay lañ fas yéene am laata kon ñu leen di jox autorisation loolu nag regroupement maanaam mbootaay bi ëmb promoteur ak professionnel médias digitaux yi ca Bénin ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax kenn ci ñoom nekk ca Parakou ci bët gànnaaru bu Bénin bët gànnaar Bénin maanaam le nord noonu la Mohamed. noonu la François Diataw lay wuyoo moom benn web rajo la yor foofu la ca Bénin jokkoon nañu ak moom tey ci suba. Je ne pense pas que la HAC puisse vous dire. yaakaaruma ne ak mën na réguler médias yi ci internet bi fii ci Bénin gaa nag xalaat bi lu ñuy rafetlu la waaye nu nu koy defee moo ñaaw tey jii ci Bénin amul benn web média boo xamante ni dafa nekk en règle ci atum 2018 la ñu njëkkoon a lancé processus bi ngir réguler médias yi nekk ci internet bi ci loolu am na sax ay médias yoo xamante ni déposé woon nañu seen dossier ba noppi waaye loolee amul woon mujj maanaam daal amul suite. tey nag ñu jékki-jékki rek daal di suspendre médias yi ci internet bi loolu lu ñaaw la ndax ñun ñi dañuy employé ay nit yoo xamante ni dañuy contribuer ci développement bu Bénin processus bi kay mu ngi ci yoon ndegam processus bi nag mu ngi ci yoon ñu ngi yaakaar ne wax dëgg neex yàlla dina am solution ci nu mu gën a gaawee. Donc ça va permettre aux uns aux autres de progresser. ñoom lu ñu def ba ñu suspendre leen wala waxuñu ko. médias yi ndéret dañoo bëgg rek demaat à zéro daal di tas affaire yi fa amoon yëpp léegi ku nekk ñëw déposer sa dossier ñu xool ba xam est-ce que lañ lay jox autorisation wala déet. maanaam ñu segg yëf yi daal. ñu segg ko parce que nee nañu voilà ku nekk day jóg rek créer sitam. ONU organisation des Nations Unies la xew ca Burundi ñeel na ko ba tax sax muy sàkk ñu dakkal fitna jafa nekk. waaw ñoom nee nañu jarale ko seen commission d'enquête bi nii donte sax ñii di Burundi am na fa président bu bees waaye ba tey système bi fa nekk maanaam parti CNDD ak FDD te ay généraux kon wër président bi ñoom ñooy doxal ba tey nee nañu sax am na ay fitna yu fa am ba léegi suñ sukkandikoo ci commission bi nga xamante ni doomu Sénégal moo ko jiite di Doudou Diène nee nañu ba léegi kon droit de l'homme yi foofule ca Burundi kenn respecté ko te teel na ngir wax ni am na coppeeku bi am ak nguur bi nga xamante ne changé na suñ sukkandikoo ba tey ci communiqué ONU boobule ñoom nag ñuy sàkku ci gouvernement bu Évariste Ndayishimiye mu daal di gën a
amal collaboration ak ñoom ONU ngir kon su ko defee yi ni mel bañ faa am. ñu jeexale ko ak Tchad ñoom am nañu gouvernement bu bees ni ki démb fanweeri membre la ak juróom 35 juróom-ñeenti ay jigéen lañu ministre des affaires étrangères moom nag ministère boobule kii di Amin Abba Sidik lañ ko dénk moom sax moo nekk jamono yi ambassadeur bu Tchad ca France am na benn journaliste boo xamante ni mooy secrétaire d'État aux affaires étrangères moom mu ngi wuyoo Evelyne Fakir Kanasawa di ab journaliste boo xamante ni ca CESTI ca kon université bu Dakar fa la jànge bokk ci 35e promo am fi ay promotionnaire ci kër gi ku ci mel ni Georges Déthié Diop Macoumba Bey ak Cheikh Tidiane Diagne ñoo bokkoon promo kon tey moom secrétaire d'État la nekkatul journaliste. kon seen waaye falu ministre ca Tchad. waaw c'est ça. ma nga noona dama xamul nuñ koy làkkee ci Tchad waaye kon ma ñaanal ko pal gi jikko. waaw am na solo. boo jógee lijjantil ma nees koy waxee ci seenu kàllaama maa ngi lay gërëm bu baax a baax Youssouf Bodian. RFM Sport. xibaar yu ñeel tàggat yaram ñu ànd ci ak Soda Thiam. ñu doore kook fanweer ak juróom-benneelu bëccëg bu première ligue bi niki tey ji ci ngoon Manchester City di dalal Bournemouth Burnley di am Wolverhampton Newcastle Tottenham Arsenal Liverpool bu Sadio Mané ci googule jongante itam ñu gis ni geneen xëccoo dina ci am war a dox ci diggante attaquant bu Arsenal bi di Pierre-Emerick Aubameyang ak attaquant bu Liverpool bi di Mohamed Salah Pierre-Emerick Aubameyang nag moo nekk ci ñaareelu place bi Salah nekk ci ñetteelu place bi ka leen jiitu nag moom moo di Jamie Vardy niki gannaaw ba Chelsea daal di amee ndam ci kaw Norwich daan ko benn bal ci dara ka leen di tàggat nag moom jamono ji teg na ay gëtam ci ñaari jongante yi nga xamante ni moo leen dese ci saison bi war a dox seen digganteeg Wolverhampton ak Liverpool jamono ji Chelsea nag ma nga ca ñetteelu place bi waaye nag il faut que mu daal di gagné benn ci ñaari jongante yooyu ngir gën a dëgëral boppam ci podium bi ci Italie daañu wëyal fanweer ak ñetteelu bëccëg bi Bologne di am Naples bu Kalidou Koulibaly AS Milan Parme lay doon Sampdoria Gênes di dalal Cagliari Udinese di am Lazio Rome AS Rome Hellas Verona lay doon Lecce Fiorentina Sassuolo di dalal ka nekk ca bopp classement ba du Juventus de Turin jamono ji sax moom Juve mi ngi daal di rawee lu toll ci juróom-benn poñ Atalanta Bergame mi nga xamante ni moo topp ci ginnaawam waaye nag ci juróom-benn bëccëg yi nga xamante ni moom moo des ci jongante gi ka leen di tàggat ñoom waa Juve moom ba léegi buggul jàpp ni jël titre Serie A bi ontu na même bu fekkee sax ni ña nga ca yoonu jël seen juróom-ñeenteelu titre bu tegloo entraîneur bu Atalanta Bergame nag moom démb nag gannaaw ba équipe am daal di daane Brescia juróom-benn ball ci ñaar ma ngay daal di waajal équipe am ci lu ñeel quart de finale Ligue des champions gi seen digganteeg Paris Saint-Germain ñu wax ca Espagne ak Frenkie de Jong mi nga xamante ni nag dafa amee woon ab gaañu ca moole ba depuis fin juin moom nag daal dinañ koy boole ci groupe bu Barça bi nga xamante ni moom moo war a dalal Osasuna niki ëllëg milieu international néerlandais boobee nag fan yi ñu génn yépp mi ngi doon entraîné ak équipe bi waaye itam am na feu vert équipe médicale bi ngir daal di tàmbali waat jongante yi lu ni mel itam la ñu daal di nemmeeku ci doomu ko Brésil gi di Arthur mi nga xamante ni moom it dafa amee woon gaañu ci cheville droit bi Ousmane Dembélé nag moom naam niki démb la daal di tàmbale waat li nga xamante ni moom moo di entraînement yi moom attaquant international français boobee nag ab séance individuelle la daal di amal waaye nag dellu seem ci jongante gi ñu ngi koy yaakaar ci weeru août lu ñeel 8e de finale Ligue des champions gi nga xamante ni clubam di Barça daf see war a jàkkaarloo ak Naples bu Kalidou Koulibaly tey dundee yaakaar daal di qualifié gannaaw ba mu témboowee ca phase aller ba ñu jeexalee wàllum basketball ak NBA mi nga xamante ni dafa daal di def benn numéro de téléphone ca Bulle Orlando ngir joueur yeeg membre staff yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk mën leen a artu ci képp koo xamante ni respecté wul règle sanitaire yi nga xamante ni moom lañ fa teg ngir mbas mi di coronavirus bañ fa dugg James Harden bu Houston Rockets daal dinay agsi ca Orlando niki démb gannaaw ba ko équipe am daal di jiito Nikola Jokic bu Denver moom it daal dinay génn ci quarantaine gi mu nekkoon waaye joueur Nets gi di Michael Beasley moom nag dafa daal di amee coronavirus ci noonee nag la daal di jugee ca bulle NBA ba ci Orlando te kenn amul yaakaar ni dina dellu si waat laata saison NBA bi di tàmbaliwaat. Conférence thème. jaajëf soxna Soda Thiam gërëm la bu baax a baax ci xibaar yooyu ñeel wàllu tàggat yaram yegg si nañu mbokk yi ci conférence mu di taxaw seetlu bopp Pape Ngagne dina ko baaxoo Papa Ngagne Ndiaye dina ko baaxoo ak yéen àllarba ju nekk tey ji mi ngi ko jëmee ci saaga yi nga xam ne nimiku nañu ko ak këri kilifteef yi ci réew mi di institution yi te léeg-léeg bari worma ju ñu cay xutti Papa Ngagne Ndiaye. conférence thème tolluwaayu réew mi bu ñu demee ba ay saagante war a tax assemblée nationale di pencum ndawi réew mi daje
ba dàq fa ab vice président ci seen groupe parlementaire ñuy laam-laame naan tax na ba ñu amal ay jalgati ci constitution bi di charte ndey réew mi ci article 60 am bi wax ci ana nañ la ñuy dàqe ab député ñu ne détawaay procureur de la république ñu ne ma nga cey waaj a dugal loxoom ci saaga yi suñu république bi ñu bokk ñun ñëpp lépp di riir jamono ji ba mu mel ni république bu sàgganu jot na ñu war a taxaw xoolaat suñu bopp ndeem ki ñu tifaar saaga yi moo waxal boppam ni fukki at ak benn ngi Moustapha Cissé Lo dëkkee ko saaga ñu war cee jànge ni du saaga yi mooy wax ji waaye la saaga yi siiw mooy wax ji ba dàq Moustapha Cissé Lo ko waroon na caa mën a ñàkk ñu waroon nag dàqi ki siiwal saaga yi nde lu jiin njaak tey njaak mooy njaak askan wi war a lànk ñu bañ a jël suñu assemblée nationale bi def ko ayukaay constitution bi loo lambe justice bi langa buri maanaam ay fowukaay nañu xam ne nit ñi ñoo fi bàyyi ko waaye ñetti ponk yi ma lim di ay institution ba keroog buftu bi wal fii la ñuy des te ñu war a am yeneen yitte yu dul ay saaga donte ay saaga moom ndeem ci parental la rafetul ku ne xam ne ni jekkul jaaduwul ci mukkalaf ak lu mën a xew rawatina ci jamono ju ñuy waxi récession te moo di économie maanaam koom gu rës ba nërmeelu yitte ji war a nekk feneen ci leneen lu am solo lool ñu bëgg ko fa ba naan président ne trop c'est trop Cissé Lo li mu wax ëpp na li ëpp bay tuuru jamono ji mooy l'hôpital yi xamatul ana nu ñuy def ak ñi mbas mi tëral ñi dee di gën di bari ñi feebar di yokk te mboolem matuwaay yañ ca tegoon ci xeex ko ñu teggi yépp teg fële lii mooy dëggi wax ji ñu war a wax ak ñu war a wax itam ci milliards yu bari yi ñu jël teg ko ci loxoy Abdoulaye Diouf Sarr ak Mansour Faye ndax 64 milliards plus 69 milliards élèwu CP mënu koo trouver ndax la mu am je retiens maanaam xaalis bu takku la lépp boo ko boolee téeméer ak fanweer ak ñett ci ay milliards lay toll doon nag lu war a leer donte am na ñu jàpp ne du mës a leere fii xanaa feneen te président askan wi yow la ñu fal du keneen muy seen jëmm di seen alal càmm gi yow lañ ko dénk nga boole ci wër réew mi juróom-ñaar boole ci tàbbi ci sa ñaareelu mandat war fee ba woy wu rëy wu rafet ñaara ngi waroo teggi say gët ci ñoom ñu ñaanal leen yàlla wér ak gudd fan Abdou Diouf Abdoulaye Wade ku ci ne mat la woy jur nga wuutu leen li nga ci mën a jànge bari na lool bul nangu par parlo ak pété ci wàllu politique di la yàqal ñëpp ñi nga àndaloon ba dara dul dara ba dara dee dara defal nga leen kenn ku nekk dara te ñi ko mën a seede bari nañ ubbikul xool ñi am ay compétence ci biir réew mi te féetewuñu fenn te doon ñu maandu nga ànd ak ñoom liggéey réew mi te njariñu réew mi rek tax bala may tàggoo ma fàttali la xew Côte d'Ivoire loolu man daf maa waar Amadou Gon Coulibaly 59 la juddu 2017 la nekk premier ministre 2020 Alassane Ouattara def ay pexem ba Guillaume Soro gàddaay Gon Coulibaly war a nekk candidat ba doon président wuutu ko faf faatu yàlla na ko yàlla yërëm te yéexeñu mu may fàttali la woykat bu mag ba waxoon ni yàlla ay ci potum buur dangay weer ba mu fendi mu taw ca kawam wasalaam ba beneen conférence. ba beneen conférence ak jàmm Papa Ngagne Koro News ponk bi ñu jagleel tolluwaayu coronavirus bi ci àdduna bi ñu ànd ci tey ji ak Nafissatou Sylla 13 323 530 cas yu ñu confirmé ci àdduna bi yépp mbas mi nag di wéy di law ci àdduna bi lim bi ñu ci loru nag war a toll ci 600 000 tey ji la nag ci àllarba ji Brésil loru na ci bu baax ndax lu tollook junneek ñetti téeméeri doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakken ci jàngoro yi Covid-19 ci diggante démb ak tey mu daal di nemmeeku nag lu ëpp 41 000 contamination yu bees bu ñu ko xaymawee nag bi jàngoro ji tàmbalee ba negeni si Brésil toll na ci 2 millions contamination ak ñu bari ñu ci faatu ci Amérique nag moom ci fan wi ñu génn wàññi nañu 351 nit yu faatu gox yu gën a loru nag ci États-Unis di Californie Texas ak Floride waaye ñoom ñoo ngi dundee yaakaar ba tey ndax ñi ngi xaarandi ab vaccin bu Covid-19 fii ak njeextalu atum 2020 ci Europe bilan contamination bi nag doon na lu yéeg ci Allemagne ak Royaume-Uni ci Allemagne moom nemmeeku nañu ci benn bés 400 contamination yu bees waaye nag 4 nit rek ñoo ci ñàkk seen bakken ca Grande-Bretagne ñi nga xamante ne ñoom ñi ngi xaarandi lu tollook 40 millions dose u vaccin bu coronavirus ñu ngi nemmeeku ci diggante démb ak tey téeméeri nit ak fanweer ak juróom-ñett yu faatu ak lu jege 400 contamination ci Russie itamit téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti nit faatu nañu diggante démb ak tey France nag moom nga xamante ne du bés bu ne lay joxe ab bilan daal dina jox ci bilangam bu mujj 20 nit ak juróom yu faatu ci jàngoro yi Covid-19 ci bésub altine ji ñu génn ca Espagne Italie ak Portugal nag moom li ñu fa nemmeeku mooy bilan bi nag néew na loolu ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy feebar ci Italie diggante démb ak tey li ñu faatule matul 20 Portugal daal di am juróom benn nit Espagne nag moom li ko dalee ajuma ba négéni si 3 nit ñoo ñàkk seen bakken ci mbas mi Chine nag moom mel na ne situation bi daal di nañ koy maîtriser ndax juróom benn rek contamination yu bees lañu fa nemmeeku loole yépp nag
daal di jóge bitim réew ay fan a ngi ni kenn ñàkkul bakkanam ci jàngoro ji waaye nag Chine daal dina imposer compagnie aérienne bi di Air France benn vol ay bés yu nekk ci territoire am 0 décès lañu nemmeeku tamit ci Corée du Sud ak fii di Japon ci diggante démb ak tey waaye nag ñi ngi wéy di enregistrer ay cas yu bees Inde nag moom bilan bi moom ma ngay wéy di law rek ndax diggante démb ak tey nemmeeku nañu lu ëpp 29000 cas yu bees ak juróom-benn téeméeru nit yu ñàkk seen bakken experts yi nag xayma ni pic bi duñu fa eggagum fileeg ay bés yu bëri Inde nag moom fas naa yéen sax reconfiné état bu Bihar ak téeméer ak ñaar fukk ak juróomi million yi doomu aadama yi dëkk ca foofee li ko dalee suba ngir ñaari ay bés 15 juillet di àllarba tey jile statistique yi nag mi ngi wane ci Afrique ni lu ëpp 625 000 nit amee nañu li di jàngoro ye coronavirus lu ëpp fukki junniy doomu aadama ak ñett daal di ciy faatu li ci ëpp nag ñu nemmeeku ko ci Afrique du Sud ndax foofee jàngoro ji mi ngi wéy bu baax ci diggante démb ak tey rek nemmeeku nañ fa ñeenti junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn contamination yu bees ak téeméeri nit ak juróom-ñaar fukki décès ba fi ñuy waxee nii nag réew ma sax ñi ngi waajal gas lu ëpp million bàmmeel ngir rek jàpp ni dinañu suul ñu bëri ci ñi amee jàngoroy coronavirus. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop NCA Bank ak Home Choice Sénégal ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Macky folli na diw ba Macky fal na diw l'observateur nee nañu ku yóbbu séntu ko ci réew mi fan yi di ñëw président de la république Macky Sall ci ne ko l'observateur xamle mi ngi waajal ab remaniement daanaka fan yi yëpp ci la nekk di xalaat ak di nasaka nocci li ko sabab journal l'observateur nañu bari na benn ca moo di pression bu jóge ci ak langam rawatina ndaw yi koy jàppal tànk nee nañu président Macky Sall am na nit yu mu jël def leen ni ministre yellawuñu ko yeyowuñu ko li président Macky Sall di xaar ci ñoom mataluñu ko ñii dañuy day naagal ña ci des seen bopp la ñuy liggéeyal Amidou Anne dib kàngam buy gëstu ci wàllu politique wax ci l'observateur ne ab remaniement ci gouvernement bi dafay lu munut a ñàkk rawatina ci jamono ji nga xam ne mbooleem lu ñu mës a liggéey ci réew mi mu jëm ci jëmale Sénégal kanam lu ca bari coronavirus bi yàq na ko crise sanitaire bi réew mi di dund dafa feeñal ay rëq-rëq yu bari yu am ci réew mi meneen mbir mu l'observateur jàpp ne bokk na ci li tax président Macky Sall bëgg a gësam gouvernement bi moo di ay calcul politique faaw moom Macky Sall mu ànd ak gàngoor gu ko mën a gunge ba mu yegg fa mu jëm fan la ñu jëm ak mal gouvernance di yorin wu bon wi am ci réew mi Sud Quotidien mel ne ku naan ñu ci xëtam mu njëkk looloo jaralaat ndax rapport yi waa inspection générale d'État def ba jébbal ko njiitu réew mi keroog rapport yi wane ne ba léegi yorin wu sell dafa tumuranke ci réew mi enquête dina kay nañu bu dee Abdoulaye Wade way wu ñaaw wudul fay moo ko toppee woon ci Fesman bi Macky Sall it am na way wu ñaaw wudul gaaw fay wu ko toppee ci ndaje mii di sommet de la francophonie gi mu organisé woon ci réew mi ndax inspecteur yu inspection générale d'État feeñal nañu ay njuuj njaaj yu mag yu am ci 15e sommet de la francophonie googee ak tabax gi ñu doon tabax centre international conférence Abdou Diouf ba ca Diamniadio ñoo ngi waxit 11 milliards 700 millions yoo xam ne délégation générale à la francophonie dépensé nañu ko te binduñu ko feneen fu rapport yi feeñal ay léexóor moo di ci mbirum l'homme des affaires bii di Richard Attias IGE wax nañu ni ñu ko enregistré ci lu xel nangul libération nañu kookee moom di Richard Attias li ñu ko defal fa la def mën a yam ndax rapport yi wax nañu ne jox nañu ko ndàmpaay lu duun ci marché boo xam ne kenn xamul fan la jaar marché fictif la l'observateur moom it xëy ci xëtam mu njëkk li mu tuddee yeneen i mbóot yu waa inspection générale d'État feeñal benn ca moo di ci ministère éducation nationale am na fay dossier appel d'offre yoo xam ne dañu leen a jaay bu nuppi détourné xaalis bi dugal ko ci compte secret ca Entente Cas Dakar ak ca UCG l'observateur nee nañu rapport yi wax nañu ñaari compte bancaire parallèle yu fa am ak juróom-ñetti liggéeykat yu fa nekk yoo xam ne retiré nañu ca compte ya 780 millions source waane ko ci diggante 2012 ak 2015 ci la loolee xewee ba tey ci wàllu mbalit mi ak jëf ju salte ja ci am ba feeñ ci rapport bi source waa nee nañu moo di ñetti camion mbalit yu ñu ne dañu ko luyee te juróom fukki junni la ñu cay fay bés bu nekk di 350 000 francs CFA ak i véhicule de liaison yu ñu ne ñeent fukki junni la ñu koy luyee bés bu nekk journal bi nañu waa inspection générale d'État gëstu yu ñu def ci institution yi ci réew mi la ñu ci gis ba tënk ko ci rapport jébbal ko njiitu réew mi weesuwul ndaje moo ay bandi daje ñu daje ji ci Les Échos xooli fa xalaat bu Alioune Tine ci rapport yu IGE yi njiital Afrikajom Centre di Alioune Tine li mu jàpp moo di IGE dañu ko war a gën a jox indépendance am ci réew mi ndax ci jamonoy Léopold Sédar Senghor fu nit mësaan a dégg IGE dafay tiit léegi nag foo yooyal nañu ko ba nga xam ne ñu bari faaleetuñu ko Alioune Tine ne IGE inspection générale d'État dafa mel ne wujj Macky Sall yi ci wàllu politique di
opposants yi rek ñoo ko tax a jóg waaye nit ku fara ci pouvoir bi baa mu jege leen lu leen waa ICE mën a tuumal dara du ko ca fekk ñu fëkk laas yéenekaay fekk fa ministre intérieur ak sécurité publique di Aly Ngouille Ndiaye yéenekaay bi nee nañu ma nga woon démb ca Ndengler coowal suuf la fa am ci diggante l'homme des affaires bii di Babacar Ngom Sidima ak askan way yeewoo ca tund wa loolee la Aly Ngouille Ndiaye jugoon dem doon ci wuti saafara laas nañu dem na ba yegg fa waaye yombuloon ci moom ndax moo ko cortège am dañoo réer ba seen xol sedd dañoo wëree bay bëgg a dee ki coowal kooba di bëgg a rey ci réew mi di ministre environnement Abdou Karim Sall moom la journaliste quotidien yi xëy dalal nee na leen ministre environnement jinax ju dee cim réew sax bëgg ko waxuma la ak ay kooba bi ko gaay yi le quotidien yi ne environnementaliste bi di docteur Cheikh Dieng bu Parti démocratique Sénégal mi ngi lay tuumaale kooba ya yàpp nga leen def leen ay steak ba rees nañu Abdou Karim Sall dafa ree ne leen ku ne ab environnementaliste la lu mu gàtt xel war naa xam ne rab wu ñu anesthésier ngir mën koo nelawal mënee su koo yàpp ba naan yaa ngi koy steak Abdou Karim Sall ne waxi kooba yi pare na ci ne ñi ciy wax dañu ciy bëgg a laxas politique te moom am na feneen fu ëpp njariñ fu ko askan wi di xaar. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop NCA Bank ak Home Choice Sénégal ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. mooy pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi li ñu ci waxtaane tey jii moo di yenn mesure la maanaam ubbi gi ñu ubbi lii di aéroport yi mu di frontière aérien yi ñu ubbi ko bëccëgu tey gi 15 juillet ana kon yan conséquences la mën a am ci wàllu wér-gu-yaram ci jamono joo xamante ne ji coronavirus bi mi ngi ci àdduna bi fu ne ñu fay ragal ay cas importé di wopp ji jóge bitim réew ñëw delloo ko ci yi fi nekk nee si def ba loolee du am loolu kon la ñuy waxtaane ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média ñoo ngi ci jokkoo bi ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye mooy directeur de la prévention docteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mohamed. démb ci minuit ca la dogal bi wadd mu di ca la dogal bi tàmbali kon mu di réouverture frontières yi ci suba ba léegi xëy na ñoo nga ca ña ngeen fa bàyyi jombul ñu yeggee leen xibaar ya fa am tey boo ñu doon tënkal ni yëf yi démarré lu muy doon ma nga ca yoon wala am nay rëq-rëq yu ngeen nekk di jooyandi. déedéet ñuy sant yàlla maa ngi nii ci yoonu aéroport tam foofu laa jógee nii aéroport laa nekkoon suba ba léegi di seet dispositif bi ñu def ndax mu ngi aw yoon am déet li ñu gisagum mu ngi aw yoon parce que mun nañu wax ne aéroport bi sax bi mu tëjee ba léegi amoon na ay vols spéciaux mooy maanaam ay avions yu am autorisation spéciale pour indi maanaam suñu benn compatriote suñu compatriote maanaam ñu jóge nekk bitim réew donc déjà tàmmoon nañ di dox lu mel noonu kon nag tey dispositif bi dañ ko gën a renforcer agent ñi fa nekkoon sage-femme infirmier agent d'hygiène ak assistant infirmier ñu fa nekkoon yëpp nekkoon nañ fukki ak juróom-ñeent dooli nañ tey ñaar fukki agent yu ñëw fekk ñi fa nekkoon tasek loolu aussi matériel bi aussi yokk nañ ko lu mel ni caméra thermique mooy luy saytu affaire température yi affaire test yi ak affaire gel yi affaire sensibilisation bi lépp daal mun nañu wax ne que jël nañu disposition yi nga xam ne nit ñi suñ ñëwee dinañu leen mun a gàttandu mooy maanaam ñu dékku leen au moins jéem a seet ndax am nañu ànd ak doomu jàngoro ji wala am déet maanaam pour question rek dispositif bi ñuy def en place ma préciser nag aussi que dispositif bi defu kenn bañ a dugg wala microbe bañ a dugg loolu dafa jafe mais dañoo def de telle manière que képp ki nga xam ne yaa ngi ko yore ñu teel laa nemmeeku ba ber la ba nga xam ne doo jot a wàll kenn aussi bien kuy ñëw wala kuy départ tamit. waaw kuy départ la ñu bëggoon ndax xam nga kuy ñëw moom nee ngeen na ëndaale sax certificat buy wane ne test yi mu def ci corona dafa négatif mais léegi ki fiy jugee di dem moom nu ngeen koy gunge. waaw ñiy dem tamit def nañu ay circulaire ministre de la santé et de l'action sociale yóbbu nañ ko ci ministère tourisme et transport aérien mu wasaare ko ci compagnie yépp képp ki nga xam ne dafa war a jóge Sénégal war a tukki laboratoire yi nga xam ne war nga fa jaar def test ñu def seet yaram bi ndax test Covid bi nekku ci mooy maanaam doomu jàngoro ji nekkul ci yow loolu tamit dañ koo def pour am nañu obligation Sénégal am na obligation aussi ni ngay protéger wu maanaam ni ngay moytoo yenn feebar yi. ngay aaree sa bopp aussi waaw ni ngay aaree sa bopp bañ a aussi wasaare feebar bi ci àdduna bi loolu tamit obligation ci réew mi
donc ñeent laboratoire tànn nañ leen Institut Pasteur de Dakar IRSF bu nekk Diamniadio am na aussi place côté Ngor am na aussi hôpital militaire de Ouakam mais am na aussi hôpital de Le Dantec foofu la ñuy defee test yi balaa nit ki di jóge ci dugg avion wala compagnie bi war na wane kayit bi nga xam ne amoo Covid-19. leer na docteur El Hadji Mamadou Ndiaye maa ngi lay gërëm bu baax a baax yaay directeur de la prévention fële ci ministère de la santé geneen gan gi ñu àndal ci waxtaan yi moo di Falilou Ba enseignant chercheur docteur ci wàllu séance de communication jëm ci changement de comportement maa ngi lay nuyu bu baax a baax Falilou Ba. maa ngi lay nuyu Mohamed. démb ci minuit la ñu jël dogalub ubbiwaat frontière aérien yi laaj bu njëkk bi di ndax fi ñu ko defee jamono ji est-ce que yow dal na sam xel ngir mu jur yeneen yu conséquences ci wàllu wér-gu-yaram. waaw xam nga Mamadou soo gisee tey jii fi ñu toll ci xeex mbas mi gis nga ni mbir yi ñu ngi gën a yokk donc ku nekk war nga am njàqare d'autant plus que suñu fàttalikoo démb li ñu indil woon tooxi doona yëpp mooy ñi nga xamante ne ñoo jógee ci biti ñoo dugg suñu réew le 2 mars ay cas importé la commencé woon donc tey jii bi nga xamante ni commencé nañ sax def ay vol organisé gis nañ ni mbir mi cas importé yi jugaat nañu léegi kay ñun lu war a jaaxal mooy te loolu peut-être loolu fi nga xamante autorités yi foofu lañ war a taxaw def ci seen kéemtalaay kattan mooy comme que yow soo ñëwee dañuy def test négatif loolu lu baax la mais soo defee test négatif ba pare su la jàppee 24 heures sax su la bàyyee nga dem sa kër te feebar bi sew na sew boo xamante ni mën na nekk sa yaram fukki fan ak ñeent te kenn du ko xam donc su fekkente ni dem nga sa kër toog fa li ñu yaakaar rek mooy est-ce que yow di nga jël matuwaay yoo xamante ni am nga ko pour mën a aar sa bopp aar sa njaboot donc soo xoolee danoo delloowaat mbir mi ki nga xamante ni mu dugg si waaye nag comme que na ko delloo te gis na ni bi nga xamante ni président de la république woote na ki ni ku nekk jël sa responsabilité xam nga ni ni ñu ko jëlee xaw na sax parce que tey jii soo xoolee daanaka kenn jàkkantewul ak mesures yi donc loolu war nañ ci am loo xam ne dafa tey suñu xel moo tax ñu xalaat ni autorité war nañu gën a gungewaat ñi nga xamante ni ñooy dugg si gën a gungewaat ñi nga xamante ni ñooy famille yi pour ñu gën a jël seen matuwaay ci communication ci xelal leen ci wan leen ni feebar bi ñu ngi fi dangereux te ñi nga xamante ni ñooy jóge ci dëkk yi di ñëw fii mënal ko yore même su fekkee dafay nelaw seen biir te saa yu yeewoo rek mën na indi musiba ci famille bi musiba ci ñi nga xamante ne mooy quartier bi. mais est-ce que loolu dina yomb parce que su ma comprendre mooy maanaam ñu bañ a yem ak ñoom rek ci aéroport ndax ku fi dugg ba fukki fan ak ñeent mën nga am loo duggaale te duñ ko xam léegi su ma comprendre mooy ñu bañ a yem rek ak ñoom ci aéroport waaye dem ak ñoom ba seeni kër donte ci conseil la ci tegtal la ci taxawu la mais est-ce que loolu dina yomb tukkikat bu nekk fa mu wàcc nga bëgg ko topp pendant fukki fan ak juróom. déedéet xam nga li nga wax noonu lu am la waaye li nga xamante ne mooy réalité mooy donc feebar bi day nelaw donc su fekkente ni mun ñu ànd ak moom tànk ak tànk parce que loolu dina métti te xam naa ne nguur gi di ko mën waaye ñoom ci nga xamante ni loolu laay wax foofu lañ war a def suñu doole mooy fexe ba indi nit ki mu xam ni gëm ni moom daa gisaguñ dara ci yaram waaye mën na yor doomu jàngoro bi donc war na jël ay matuwaayam. loolu nag mooy lu tubaab naan un comportement responsable. voilà un comportement mais nag xam nga comportement responsable Mouhamadou. du la wax rek jëlal comportement responsable rek bàyyi la dañ laa war a teg ci yoon waxtaan ak yow def communication boo xamante dafa adapté ak loolu. je pense que ne foofu mooy suñu doole franco rek parce que foofu rek lañ am yaakaar c'est-à-dire nit ki suñu ko waxee wan ko ni ko feebar bi mi ngi ñelaw ci yow te ni feebar bi mën na wasaaroo ci sa famille mën na wasaaroo ci say papa ak yaay ak say doom te yow mën nga ko indi lor leen am nu ko defee communication boo xam ne dañuy wax ne dañuy teg suñu loxo ci mbir mi suñu ko dangereux bi fekkee egg nañ foofu je pense dina gën a jël matuwaayam. kon mesures yi gunge réouverture frontière ñaar la. muy prévention ak sensibilisation. oui mais nag sensibilisation bi nga xamante ni dafay adapté man loolu laa gëm mooy xam nga ñu wàcc rek ñu wax leen ne leen waaw soo demee jël leen matuwaay yi ay leen ñu dem mais gis nañ ni di ko fi président waxee aussi amul njeexital donc ça veut dire que communication bi ñu def foofu am na lu mu defe li mu defee nag pour man mooy nit ki jëlagul ay la yéen yàqin ni feebar bi mën na ko am te mën na ko dal te ñun ni ñuy dundee suñu dëkk yi xam nga dañuy dund ci ñenn ñi ci kaw ñeneen ñi ñun loolu mooy suñu aada mooy suñu cosaan donc il faut ñu indiwaat communication boo xam ne dañuy dut baaraam loolu nag souvent dama koy wax ci yeneen plateau yi mooy il faut que kii xam ko ñu koy xamee nag mooy mu gis feebar bi gëm feebar bi loolu dafa am ay an ñu koy doxalee te loolu egguñ foofu je pense que foofu lañ war a def vraiment suñu doole nga xam ne nit ki na am kii ni feebar bi
donc mën na ko gaañ moom te mën gaañ xamante ni ñoom la dëkkal te ñoom ñoo ko la Aliou Ba maa ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm enseignant chercheur nga di docteur ci wàllu science de communication de changement de comportement gërëm it docteur El Hadji Madou Ndiaye directeur de la prévention du ministère de la santé